juróom-ñaari waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci le jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci coowal suuf ak itam ñàkk déggoo ci autorité yu AIBD ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca weg li ñu mënta nangu moom moo di seen ak suuf yi nga xam ne jamono yi nag daal nañ koy teg loxo ba tax itam ñu bëgg nguur bu Sénégal dikk ak ñoom ngir ay saafara leneen lu wuuteeg la nga xam ne moom moo xew ca Diass foofee nga xam ne moom moo di ca Wakaam nag bu mel ni ak déggoo am na gis ngeen ko noonu jaraaf bi ak itam nday ji réew ji nag la nga xam ne coow la fa woon mu ñeel mbirum suuf nag jamono yi daal nañ ci indi ay saafara daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo dellug ndongo yi ni ki ëllëg ci daara yi nag mu mel ni service d'hygiène ña nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu cet gi diwaan Louga ak itam conseil départemental ba ñoom ñoo daal di lëkkaloo ci bépp CM wala boog lycée woo xamante ni ma nga fa ñu daal di amal lu ni mel ngir rek ndongo yi bu ñu ñëwee mën a jàng ci anam bu mucc ayib niki tey ji yemook juróom-ñaari fan ci weeru février atum 2020 réew bu Sénégal di fàttaliku kookee nga xam ne historien la fi woon waaye tam nekkoon fi homme politique sénégalais moom Cheikh Anta Diop mi ñu dippee daara ju kawe jilee xam ngeen ne génnoon na àddina ci juróom-ñaari fan ci weeru février atum 1986 ci yële jotaay xibaar daañu leen fàttali jëmm ji ak itam jaar-jaaram mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futur Média nañu ko junjee woon xibaar yi ñàkk ak déggoo nag mu mel ni ñi nga xam ne ay autorités lañ nag yu AIBD ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca wegu aéroport boobee nag ñàkk déggoo la ñu nemmeeku seen ak diggante liñ mënta nangu moom moo di seen ak suuf yi nga xam ne jamono yi nag dañ ci teg loxo ba tax itam ni ki tey ji ñu ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi bëgg rek nguur bu Sénégal daal di leen di dégg ci li nga xam ne seen i ay bëgg-bëgg la ñu teewlu ki nga xam ne moom moo yoroon seen ak kàddu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo ko taataan. village yi nga xamante ne nii moo ñu wër comme Kessohat Kacalik Mbadat Landu Leen Thiambox ak li nga xamante ne nii moo ñu wër yëpp ñu ngi leen di yëgal ne ñu ngi koy yëgal waa Sénégal gépp di ko yëgal àdduna bi yëpp ci benn situation bu grave boo xamante ne nii ñu ngi koy dund situation boobu nag mën na dem ba mu ëpp loxo population Suun ak li ko wër jot nañu mbëkkanteeg lu mel ni AIBD wala lu mel ni ay service su état ci mbiru suuf depuis bu yàgg ba léegi te ci loolu lépp luñ ci mënoon yaakaar nañu ne joxoon nañu leen ko suuf si bëri nañu ci fas yéene teg loxo ci tegin boo xam te ne ni ñun xamuñu nan la demee kon dafay jaadu ñu yëgal ko waa opinion nationale waaye it yëgal ko waa àdduna bi yëpp. diwaanu Diass ba tey mbokk yi nag ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fare nag maanaam ay socialiste lañ ñoom ci seen bopp ñoo bëgg yenn ci ay barab yoo xamante ni nguur bu Sénégal da cee teg yoxoo mu daal di koy teggi ndax itam la ñu am ca espace jamono yi may wax ak yéen daanaka bariwul ba tax itam ñoom ci seen bopp amaloon ab ndaje ngir rek daal di yëglu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci reportage. liste di ñaax njiitu réew mi Macky Sall mu xoolaat décret yi nga xam ni dafa jëm ci lu ëpp ci seen suuf bi nga xam ni dañ ko jox nguur gi. commune u Diass dafa nekk commune boo xamante ne tey jii nii suufu état li mu ci titré dafa bare. bu ñu xaymawee ne aéroport bi mi ngi ci 8000 hectares dinañ ne pôle Dagaxol ba tamit mi ngi ci 3000 hectares ñu dem ci li ñuy wax. zone économique spéciale intégrée numéro 1 mu nekk 718 hectares numéro 2 ba tamit nekk 10 000 hectares mu nekk tamit loo xamante ne nii lu jéggi dayo la fii nga xamante ne mooy diwaanu Diass. ndaw socialiste yooyu nag di taxaw di défendre seeni maire ñuy xamle ni Cheikh Tidiane Diouf yoonam newul ci mbirum suuf moom sax askan wi la fa nekk di taxaw. depuis décret 2010 bi négociation yi ak waxtaan yi ñu ngi doon am. mais li ma ci jaaxal ba métti ma tey jii nii ci kàddu gi nga may waxee en tant que politicien nekk ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf man dama dul nangu kenn jóge fële yëkkati ay baatu tuuma
wala bokk yëkkati ay baat yu ñaaw di teg ci ay ndoddam te kooku ku koy wax di ko def ñun xam nañu ko ndax ñun fii yëpp fii lañ juddoo xamante nañ bu baax. ndaw socialiste yooyu nag di woo askan yu dëkkee Diass ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn li ni mel rekk mën a tax lépp luñ fa sumb ñu mun ko sottal. Abdourahmane ñeneen ñoo xamante ni nag nekk nañ benn mu ñeel lépp lu soxal wàllu coowal suuf diwaanu Wakaam jaraaf ba moom Youssou Ndoye ak itam Ndeye ji réew ja dawur nag jamono yi ñu ngi doon amal ab rek ndaje xool pexe yi nga xam ne moom la ñuy nas ci lépp lu soxal coowal suuf mu mel ni nag ci titre 5007 nag ak déggoo am na fa dañuy teewlu ay kàdduk Ndeye ji réew ja Pape Fara Ñinga ak Amadou Ba ñoom ñoo ko tàttaan. dem nañu ci ministre de l'urbanisme mu nañu état bi mën na accompagner lu ne Wakaam ba mu des ba astafurlah seen terrain boobu lenn rek la état bi mën a accepter moom mooy un projet d'habitat leneen loo leen fa bëgg a def duñ ko nangu parce que li ngeen di wax nii yépp état moo ko war a def te état moom mooy la commune donc yéen li ngeen am droit moom mooy projet d'habitat parce que simplement nit ñi fii Wakaam mënoo jël ay terrain jox une partie am ñeneen ñu amagul nga jël terrain yooyu ne da nga si def leneen lu dul fexe jox ñi amagul donc loolu moom moo indi problème léegi nag ma ne leen man désormais d'accord tuma si plainte te lépp lu fi plainte te ma nekk si man dinaa ko retirer plainte bisis bi ñu fi defoon man maa demal sama bopp dem retirer ko ku mu neex yaa xam ku mu naqar yaa xam je l'ai retiré parce que bëggoo am na nit jàmm ba pare naan da nga koy porter plainte. ñu àddu ci leneen di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am niki démb ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ne jot nañ koo def nag juróom-ñetti fukk yi ay cas contact lañ téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu waame mi te xamuñu rek fan dañu ko jëlee ginnaaw ministère de la santé ca bët gànnaaru réew ma foofee nag jàngoroy coronavirus xam ngeen ne mu ngay woy di fa defi njombe ba taxitam alliance pour la démocratie et l'émergence de la vallée daal di jébbal ay jumtuwaay bépp kër docteur woo xamante ni ma nga nekkee ca diwaan bu Ross Béthio li ñu bëgg moom moo di gën a taral li nga xam ne rek moom moo di xeexuk jàngoro bi diwaan woowee Ousseynou Diop Habib Seck. pour l'émergence de la vallée daal di yëkkati ndimbal bu am solo jagleel askan wi ngir ñu mën a gën a xeex feebaru coronavirus bi nga xamante ni mi ngi gën a takkarnaase ci gox bi bokk na ci ay respirateur gel hydroalcoolique ay masque waaye tamit ay bërëb yoo xamante ni ñi feebar fa la ñu war a mën a tëdd lépp ñu xayma ko mu toll ci fanweer ci ay millions. yi nga xamee ni kenn ku nekk am nañ ci lenn lu nga xamee ni dañ ko yëkkati moo xam lan la moo xam ay masque la moo xam leneen la mais li nga xamee ni moo ci ëpp solo comme ni ko préfet waxee léegi. muy appareil d'oxygène yi nga xamee ni valeur bu am importance la ñu jël ko yóbbu ko Ross Béthio lu tax ñu def Ross Béthio parce que actuellement Ross Béthio moom rek moo fi nekk centre de santé bu nga xamee ni presque ku xëy ci gox bi yëpp balaa ngoon jot bu la dara jotee balaa ngay jàll foofu nga. lu toll ci fanweer ci ay millions ci ay koppar la ñu daal di yëkkati dugal ko ci ay matériels yoo xamante ni moom la ñu jënd andi ko ci bërëbu fajukaay yi de sous-préfet bu arrondissement bu Ndiaye nag jàpp ni lii lu baax la. xamal askan wi itam ni jamono jile feebar bi mi ngi law ci gox bi. population bi ne lañ nañu redoubler d'efforts en respectant les mesures barrières parce que feebar baa ngi ci dëkk bi. seeni kàddu matériel bu nu mel am na njëriñ lool ci gox bi ndaxte gis nañ fi itam lu jëm ci wàllu feebar bi di grippe aviaire te jamono jile askan wi dañu war a am beneen taxawaay. grippe aviaire bi également mi ngi ci suñu gox bi dans le parc de Djoudj yéen ngeen taay pélican yi dee moo tax fu ngeen gisee tam sax ay picc yuy dee ak affaire il faut signaler ça pour que ñu xool jàpp population bi la ñu wax leen ngeen respecte encore les mesures sanitaires. ak ndimbal lii waa ADEV laa di indi ci diwaan bi dina gën a mën a jàppale askan wi ngir ñu mën a xeex lii di coronavirus bi district bu Ross Béthio nag juróom fukk ak juróom ci ay cas lañ fa am juróom-ñett yi wér ñett ña faatu ñeent fukk ak ñeent ya ñu ngi ci traitement.
Ousseynou delluk ndongo yi ci daara yi mu mel ni nag diwaan bu Louga waajal nañu ko bu baax a baax mu mel ni ña ŋànk wàllu cet ga ak itam conseil départemental ba fa ñoom nag ñoo doon amal ay cet-cetal daal di pompe bépp lycée wala bokk CM woo xamante ni ma nga ca wowule diwaan lañ ca jublu lenn dong kese la mu di ndongo yi bu ñu ñëwee mën a jàng ci anam bu mucc ayib ñu teewlu Yéri Ba xam ngeen ne moom mooy secrétaire général bu boobule département dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Thierno Fall. ñu fexe ba école yi collège yi nekk ci département bi yëpp ak lycée yi muy fanweer ak ñetti école ñu fexe ba dem ci école yi bu ci nekk ñu ubbi classe yi ñu ànd ak service d'hygiène ñu désinfecté leen ba nga xam ni élèves yi bu ñu ñëwee danañu mën a nekk ci sécurité mën a jàng ci sécurité aussi ñu mën a jël ay mesures barrières nga xam dana mën a tax contamination coronavirus bi mën a ñu mën ci mucc loolu mooy objectif bi waaw ñu ngi ko def nag ci toujours cadre maanaam instruction yi nga xam ne effectivement état bi joxe na ko ministère de l'éducation nationale joxe na ko ministère bi nga xam ne aussi moo saytu collectivités locales yi muy ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires joxe na ko comme instruction pour que communes yi ak département yëpp dugal seen loxo maanaam ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def au niveau local pour que maanaam mbas mi mën a wàññeeku. mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq juróom-ñaari fan ci weeru février bés ni ki tey ci atum 1986 la ki nga xam ne moom moo di Cheikh Anta Diop mi ñu dippee daara ju kawe ji daal di génnoon àddina doonoon fi historien waaye tam homme politique jaar-jaaram ci réew mi doon na lu kenn dootul natable rawatina nag ci tundu Afrique ka ñuy fàttali googule jëmm Pape Fara Gningue moom moo ñuy dikkaat ci jaar-jaaram ñu seetaan. mu bokk ci xeltukat yi gën a mag ci Afrique ci 20e siècle bi mu développé lii di théorie Égypte ancienne nga xam ne dafa bokk ci Afrique en 1954 ci li publier lii di thèsam mu nekk ci Nation nègre et culture moom mi nga xam ne moo inventé lii di carbone 14 du système boo xam ne dinañ ci mën a xam ay date mu daal di développé ab alphabet boo xam ne dinañ mën a transcrire lii di langue africaine yi naka noonu def rédaction bu histoire bu Sénégal ak yeneen yoo xam ne daan na koy inventé waaye loolu lépp rek ci juróom benn fukki at ak ñett doomu caytu bi nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tax nag lii di démocratie daal di am ci fii ci Sénégal moom moo dem animé sax opposition bi nga xam ne moo dem janook Léopold Sédar Senghor daal di créer ay parti politique bu ci mel ni FNS en 1961 ak RND en 1976 taxawal ab journal boo xam ne ci ku jigi la nekk ñu ko dem dippee Siggil ba mujj nag tudd taxawal tamit ab syndicat boo xam ne ci wàllu baykat yi la ko jëmale bu janoon nag ak lii di centre négritude bi nekk na loo xam ne ci wàllu intellectuel ak politique lu gën a marqué histoire fii ci sunu réew rawatina ci déndu Afrique noire ci atum 1947 nag ci la dugg ci wàllu politique lépp ngir nag dëkk africain yi daal di moom seen bopp taxawal tamit ab constitution fédérale ci Afrique moom it dugal na loxoom bu baax a baax ci intellectuel africain yi daal di dugg ci wàllu politique entre 1950 ak 53 moo nekk secrétaire général étudiant rassemblement démocratique africain yi di RDA moom Cheikh Anta Diop dundam yëpp mu daal di koy xeex nag njëriñu Afrique ci àdduna bi rawatina lii di Afrique noire jëm ci wàllu culture ak civilisation mondiale mu ngi génn àdduna 7 février 1983 ci këram gi nekk Fann nga xam ne sorewul dara université bi nga xam ne moom lañ ko dippee. jërëjëf Pape Fara Gningue cant ak ngërëm ñoo na la ci gëstu woowee nga xam ne moom nga def ñu woy la xibaar yi dem ca njaareem xam ngeen nag ab usine boo xamante ni nag day defar lépp lu soxal wàllu diwlin nag daañu ko fa amal ka nga xam ne moom moo di promoteur ba di Sidi Guissé amal nañ tegum xeer bu njëkk wa ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. nañ ànd ci discipline mooy ab yar rek ak i teggin ñii nga xam ni yàllaa leen fi teg ñu nekk suñuy njiit ñu di ñu xàllal yoon wi ñu jiital leen te bañ leen a teqatal kon luñ bëgg dinañ ko am loolu rek moo am solo voilà lii may def fii moo war ku ne
ku nekk ak la nga tollool ki nga xam ne dafa toll ci daaj ay dàll mën naa fàkk fii fu baax setal ko ba mu set di daaji dàllam bu xëyee jox ko rakkam wala keneen mu dem jaayali ko Dakar li nga xam ni moom lañ soxla muy lekk ak naan man boog bay naa ci sama waa ndax nee naa leen indil naa leen fi usine glace indil naa leen fi usine ceeb indil naa leen fi usine diw maa ngi leen di defaral marché donc buñ ko àndee lépp liñ soxla am nañ ko fii na gone yi ñëwaat fii ñu dundal sunub dëkk loolu mooy suqali dëkk bi gëm sunub dëkk léegi bu ñuy jaay nag mën nañu jaay ci àdduna sépp parce que loolu moo war a nekk sun bëgg-bëgg mooy sun ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram basket mu mel ni nag juróomeelu ko journée nationale 1 bi ñu jagleel soxna yi nag saltige am victoire am bu njëkk maanaam ndamam lu njëkk ci kanamu UCAD basket li nga xam ne nag moom moo leen wutale ci poñ yi nag toll na ci ñetti poñ Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba ginnaaw ba loolu jeexee daje nañ ak ñi nga xam ne ñoo di entraîneurs yi. mbégte rek mbégte bu baax parce que xale yi dañu liggéey semaine bi yëpp ñu def ay sacrifices yu bari. ñu doon liggéey bàyyi seen liggéey def ay sacrifices yu bari pour mun a am victoire bi. ñu victoire bi boo ko jàngatee ñu ne UCAD dañu xaw a tolloo doole mais li gën a déterminant ci match bi mooy volonté bi parce que am na foo xam ne tactique amu fa woon technique amu fa benn instant bëgg-bëgg la woon donc bëgg-bëgg bi moo indi victoire bi mais du woon ay schéma tactique du woon dara xale yi ñoo demoon ba sentir ne dañu soxla. waaw ambition bi moom comme équipe yu ndaw yi du soriwul waaw ambition bi mooy ñu rester rek première division. pour mun a yokk équipe bi gën a former xale yi waaw. parce que bon amoon nañu place tey bon pour gagner match bi mais fi ñu waroon peut-être bon war a mën a gagner match bi bon foofu noonu am nañ fa ay panier facile yu bëri bon ñu waroon mën dugal mais dugaluñu ko ay lancer franc aussi yu bëri aussi xam ne waroon nañ ko mën dugal aussi waaye dugaluñu ko loolu nag bon moo delloo si équipe saltige bi aussi bon ba mu mën a ñëw score après maintenant bon ñuy xeex pour dellu si donc voilà bon ñu dem prolongation mais je pense que aussi bon. xam naa ne instant yi bon xaw na jafe trop parce que bon joué nañ ñeenti match ñàkk nañ ñett yi ok gagné benn mais yaakaar naa ne aussi bon bu ñu continuer liggéey rek incha allah bon war nañu mën a arrivé bon suñu objectif. mbokki boobu la élément fa la ñu jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar di daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéyee ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.